يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 mille francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 بنعمة ربك بمجنون jërë ngeen jëf mbokki internet yi dal leen ak jàmm seen émission bi di émission ndogal yi ñu ngi am mbégte kontante di ci fas yéene ànd ak Serigne Bassirou Diakhaté nag mi ngi nekk secrétaire général ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal nekk en même temps membre permanent ci association bi xam naa dama lay bàyyi nga nuyu ak mbokki téléspectateur la tontu le temps que ñuy dégg tontu yi ak laaj yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Sini Touré maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem waa Rafa yëpp di rafetlu invitation bi di présenté wu Cheikh Bassirou Diakhaté la secrétaire général association des commerçants et industriels du Sénégal section Touba waaye tamit nekk membre comité conseil d'administration au niveau national nekk tamit vice-président commission partenariat développement di teewu fii ngir déglu seeni laaj jëmee ko ci lépp lu aju ci wàllum commerce ak ci mbirum industrie rawatina fii ci Touba. jërëjëf Serigne Bassirou ci nuyoo bu am solo boobu xam si ne nuyoo nga ko ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di la dalal jàmm Serigne Bassirou li xam si ne mooy ACIS lan mooy ay réalisation fii xam si ne mooy au niveau de Touba. jërëjëf Serigne Sini avant sax ñuy wax ci réalisation bi da nga may ñu xamle lan mooy ACIS. muy association des commerçants et industriels du Sénégal. nekk une organisation boo xam ne ñu ngi ko créé ci mars 2019 ba la jàll mu war a def ñetti at ci ren juddu nag ci benn contexte boo xam ne secteur commerce dafa nekkoon jirim ci ku ko taxaw waaye secteur industrie yi tamit ñu ne il faut ñun ñi nga xam ñoo ne ci secteur bi di commerçant rawatina commerçant en activité yi il faut ñu constitué en organisation ngir man di jariñ suñu bopp waaye tamit jariñe ndax sëñ Abdou Lahad Mbacké daa waxoon lu am solo muy mbooloo mu seq dara te mu ñu ko séddoo bu ñu ca bëggee jariñ seen bopp jariñe ca dañ koy takk ba mu diw say loolu moo ñu boole woon boobu nag fekk na am na fi sax yeneen organisation yi fi nekkoon waaye seen efficacité dafa desoon rawatina li nga xam ne moo nekkoon les défis du moment répondre woon donc aux attentes des commerçants ci période boobu tamit fekk boobu état am ay yëf yu mu tegoon yoo xam ne daanaka bu su wéyoon rek day naxsal mbirum commerce taxoon ñu daal di décréter booba 72 heures grève ngir taxaw bañ loolu yàlla may ñu ci ndam ci boobu daal ci la association bi daal di nag juddu lawal ay bànqaasam partout donc sur l'étendue du territoire national 14 régions yëpp ñu am fa ay sections ak ci biir goxaan ba ca bitim réew Chine am nañ fa ay sections. am nañu ay membres itam partout. loolu it permettre nañu ñu mën a réaliser ñu def ay réalisations yu bari
alors bala ñuy dugg ci réalisation yi ACIS nekk na loo xam te ne état bi reconnaître na ko. Effectivement bien entendu parce que tout ce que nous sommes en train de faire là mun ñu ko def sans l'autorisation de l'État, c'est-à-dire ñu am li ñu wooyee récépissé. Donc une association reconnue par l'État depuis sa naissance depuis 2019. Donc loolu moo ñu permettre ñu mën a exister bay man di porter le combat des commerçants et les industriels. loolu moom bien entendu am na loolu tamit moo ñu permettre ñu dugg ci nag ci liggéey bi ba jot cee def ay réalisations yu am solo au niveau national comme au niveau local. Au niveau national mën nañ ci wax xëy na ay partenariats yoo xam ne ci commission bi nga xam ne maay vice-président bi ñoo ko yore muy lépp lu jëm ci partenariat avec les institutions de l'État mais également avec les autres organisations. Am nañ ay partenariat ak benn compagnie donc d'assurance pour assurer suñu ay liggéey. Parce que loolu tamit lu bees la fi parce que secteur commerce surtout fii Touba ak sax Sénégal de manière générale. dafay nekk secteur informel boo xam ne dafa jot ñu progresser jëm ci formel. te loolu mi ngi commencer ci di assurer suñu ay liggéey comme ni ñu assurer également suñu ay oto. Parce que tamit loolu li ko wundu loolu mooy dañuy gis ne marché yi tout le temps da ngay dégg ay incendie ci marché yi. par-ci par-là tax ñu ne jot na nag ñu commencer di assurer suñu liggéey. Ak ay banques yi tamit yoo xam ne mais am nañu ñi ngi en collaboration ak ñoom ak les autres institutions yoo xam ne xëy na mënuñoo dem sans commerce itam mënut a dem sans ñoom. muy lu am solo. waaye li ëpp ci li gën a rëy ci réalisation bi pour ñun mooy réussir gi ñu réussir ba mën a boole commerçant yëpp ñuy wax ci genn kàddu loolu nekk lu am solo. waaye tamit bokk na ci réalisation yi te gën cee ëppati solo muy forum bi ñu génn ci mois de mars bi mu nekk vraiment une première de ce genre. ñu ciy féliciter le président Khadim Silla le président national et tout le bureau exécutif national. Mais également di ci féliciter le président Fall Galasxou moom mi nga xam ne moo jiite ACIS section Touba. ci vraiment ci réussite bi ñu ci am. forum bi tamit nekkoon lu am solo loo xam ne permettre nañu ñu mën a donc passer le secteur du commerce et de l'industrie au peigne fin. parce que fàttewuñ ko thème principal bi moo nekkoon le secteur du commerce et de l'industrie wala boog le secteur privé national donc à l'épreuve des faits. Parce que booba gis nañ ne commerce bi mi ngi connaître ay mutations yu grave yoo xam ne suite donc à la pandémie Covid-19. mu xaw a jaxase secteur commerce bi. donc il fallait ñu toog autour d'une table avec les décideurs ñu waxtaane mbirum commerce ak industrie. ba xam fan lañ ci jëm. ndax it booba xel yi jaxasoo woon na secteur bi bouleversé wu na ñu waxtaan ci ay thèmes yu am solo. bokk na ca waxtaane nañ ci mbirum incendie yi am ci marché bi muy la modernisation des marchés. loo xam naa dañ ci ñëw ak marché Ocass beeg yooyu. waxtaane nañ fa itam mbirum industrialisation parce que Sénégal lu ëpp ci li ñuy jëfandikoo dañ koy jéggaani. te mu jot sëkk nag ñu war a commencer di defar fii li ñuy jëfandikoo. waaye di bay li ñuy lekk waaye di lekk li ñuy bay. loolu it mu nekk loo xam ne ACIS def ñu ngi ciy bay wàll làcc wu yaatoo yaatu. bokk na ci yéen lañ fa waxtaanee. muy mbirum ZLECAf beeg en tout cas abordé nañ fa ay thèmes yu bëree yoo xam ne wax nañ fa itam mbirum concurrence déloyale ndax jàmbur yi ñu mel ne étranger yi. chinois yi indiens ni ñuy envahir suñu marché yi de manière illégale loolu ñu waxtaanee ko fa ak décideurs yi ngir ñu mën ci apporter ay solutions. bu dee ci même réalisation yi au niveau fii local Touba ACIS section Touba bokk na ci section yu gën a dynamique. buñ dee lim ay réalisation mën nañ cee boole université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada woote Sëñ Mountakha radiyallahu ta'ala an yàlla na ko yàlla may fan gudd guddal fanam waaye tamit wéral ay cëram te it li mu yéenee liggéeyal maamam yëpp mu àggale ko ci sagoom bi mu wootee ACIS wuy ji na ko jël fa mook mboolem koo xam ne opérateur économique nga te ne ci dëkk bi. jël fa ñaari bâtiment yoo xam ne biñ ko njëkkee xayma ci 800 millions la tolloon. waaye biñ ko xoolaatee
ba bëgg daal vraiment équiper ko des matériels de dernière génération. war naa dem ci 1 milliard. loolu jàpp nañ ne mooy li ñu gën a neex ci li nga xam ne réalisation la ci bu ACIS def. bokk na ci muy mbale mi organisé à chaque période. bu ñu ca àggee màggal gi. ñu mën a vraiment seetalaat dëkk bi taxawu marché bi. waaye bokk na ci itam bi fi marché bi lakkee taxawaay bi nga xam ne ACIS amoon na ko ngir taxaw sinistré yi ginnaaw bi sëñ Maodo Mountakha yëkkatee lim bu takk bu toll ci 100 millions état tekki 50 millions ACIS moom it lancé benn appel donc levée de fonds. boo xam ne fexe na moom it ba matali lépp ba mat 234 millions ñu séddale ko les commerçants sinistrés. donc dans les conditions les plus transparentes. donc xam naa bu ñu koy fii di lim. réalisation yi dana bëri tellement. macha allah macha allah réalisation yi am na solo lool. Serigne Bassirou xam naa dañuy dem directement ci deuxième question bi muy wax nga sànq sa biir wax problème mu incendie bi nga xam ne ci au niveau de marché Ocass. alors ñu dégg ci yenn projet comme projet bu ñu projet pavage. alors naka la demee. merci beaucoup sëñ Séni mu nekk laaj bu am solo boo xam ne li muy firndeel rek. mooy ACIS moom néewul rek dans le discours mais elle est également dans l'action. dans le fait. effectivement parce que li ko waral mooy dañu gis ne dañu jàpp ne ñun Touba ni mu amee jumaa yu méngoo ak dëkk bi joo xam ne moom la ko ñëppi nawe noonu la war a amee marché boo xam ne day méngoo dëkk bi ñëpp di ko nawe ndax Touba dafa nekk référence ci côté diine mais référence également ci côté société. te ab dëkk ku fa dem dañuy wax ne boo bëggee xam ne waa dëkk bu mel da ngay dem ca marché ba. macha allah mais malheureusement Touba marché bi vraiment dëppoo wut ak image yu dëkk bi. ak war dëkk bi. vraiment loolu nag bokk ci inquiétude yu gën a mag yi nga xam ne ACIS daf ko am. te gëm ne loolu dafa war a ne impératif la maanaam dafa nekk loo xam ne daar dañ ko war a lijjanti ci daar ndax désordre bi ne ci marché bi manque d'organisation bi fi nekk cafouillage bi fi nekk ëpp na ba nga xam ne te ça fait des années ñuy traîner avec cette même situation ñu jàpp ne dafa jot sëkk ci ñu apporter ci ay solutions avant qu'il ne soit trop tard te sax jàpp nañ sax c'est déjà trop tard parce que li fi amoon ci incendie lakk gi fi amoon loolu ëpp na ndax la fa am ci ay dégâts ëpp na 1 milliard ci ay marchandises kese waxuñu nag centre commerciaux yi fa lakk ak yeneen boo ko doon xool ay 5 milliards ngay wax wala lu ko ëpp. loolu nag fu mu am jàppoon nañ ne loolu waroon na nekk prétexte bu am solo boo xam ne autorités yi waroon nañ ko saisir ngir defar dëkk ngir vraiment moderniser marché bi. bi loolu amee itam état dikkoon na fi seex ci marché bi def fi ay dige waaye dige yi ba léegi forage daal di xaddeen waxoon nañ ne Touba am nañu 20 milliards yoo xam ne dinañ leen ko jox ngir ñu mën a moderniser. wala sax ñu tabax marché bu bees waaye boobaak léegi dara. autorités locales yi tamit administratives locales yi ñoom it amoon na ay digg yu ñu ci defoon waaye ba léegi daal boo demee ca marché bi xam ne situation bi mu nekk nii moo gën a dangereuse foofu situation ba marché bi lakkee woon. avant muy lakk. te loolu yaakaar naa ne li tubaab naan les mêmes effets produisant les mêmes causes. waaye dafa mel ne jàngewuñ ci. ndax jàpp nañu ne nag ni moom leneen la ñuy wax waaye situation bi moom waratuñ ko moom mënatee dundati. tax ACIS en tant que association xëy na nekk ay acteurs parce que ñu nit marché bi mooy suñu deuxième kër te li ñuy fay yàq ci temps li ñu fay passé ci temps passé wuñ ko sax suñu kër yéen dëkk. kon jàpp nañ ne war na ci ñun ñu nit ñu def ay effort ci wàllu gu donte du suñu cër ndax dañuy fréquenter marché bi dafay ay taxes. dafay ay patente yooyu yëpp nag dafa war a dellu si waat ci marché bi. bu loolu amul nag en tant que talibé bu dëkk ci dëkk bi war a bokk ci ñuy defar dëkk bi loolu ñu jàpp ne kon liñ man rek mooy reeteet waaye su fekkente ne ñun ko seqal xëy na dégguñu ñun ñu def ci nañ ca mane. tax ñu ne woon marché bi daal suuf si bari na ndax it marché baa ngi nii tout près di gën mag jumaa ji su matee
300 mètres 500 mètres ca la yam. daanaka suufa ko wër ab tali dugg fa daanaka. te it ay nit ñi ñu ëpp ci dëkk bi saa yu xëy dugg fa. maladie bu fa am man bay boo nga ne am na ci dëkk bi yëpp. voilà day law ci dëkk day law ndax ñëpp fay daje. léegi nag fu mel noonu suuf waru fa bari ndax su baree li muy indi mooy ay xeeti maladie. ay tuberculose ay nangam ak nangam. rawatina suñ zone bi ñu dëkk zone Bawol dafa bari poussière. ñu yàgg a wax ne dañ ko war a tali buñ ko mënta am nañ ko pavé. loolu na ñu ko doon wax jëmee ko ci mairie bi ci municipalité bi. ban demoon sax ba too seq moom jotaay waxtaan ceeg moom mu ne léegi nañ ko defal étude bi ñu jël suñu xaalis engagé donc topographe ak architecte ñu ñëw def fi 72 heures yoo xam ne dañuy étudier sol beeg projet beeg technicité wu yëf yi. ba produire ñu ci ay documents wax ñu ni suuf si tëddeeg point haut yeeg point bas yeeg lañu war a lan lañ fan lañu war a décaper ak nangam techniquement daal yëpp. ba defal ñu sax devis ci côté pavage bi wax ñu ne devis bu dee pavage simple la rek 103 millions la. 103 millions francs CFA. su fekkente ne dañ ci am assainissement parce que dañ leen wax ne marché bi bu tawee daanaka kenn dutu mën a fréquenter jëfandikoo voilà. loolu it nekk inquiétude boo xam ne waxuma la ci commerçant waaye même clients yi boo xasee taw dutu ñu mënati dugg ci marché bi. te environnement boobu dañ ko war a assainir ba marché moo kër yi ñooyam. nit ki da ko war di mën di fréquenter jamono ju ko bëggee. saa yi fa amee soxla mu dem fa. moo tax ñu ne kon il faut ñu intégrer ci benn système d'assainissement. boo xam ne dañ koy raccorder ci système ONAS bi fi nekk. moom it bu ñu ko xoolee mu nekk 78 millions yu topp. lépp daal boo ko xoolee c'est un peu plus de 180 millions boo xam ne li muy jariñ mooy ñu pavé li nga xam ne mooy mbeddi suuf yi ni ci marché bi. biñ ko nattee itam jege na 1 kilomètre la ñu war a pavé yëpp. biñ ci waxtaanee ak maire ba mu jox ñu ndigalu ñu def étude bi ñu woo technicien bi ñu defal ñu étude yi ba projet bi pare semaine passée lan demoon ci moom pour soumettre ko projet bi wax ne ko lii. ci maire bi ci maire. moom ak bureau municipal bi yëpp ñu toog ñu présenté ko jàppoon nañ ne nag dëgg-dëgg bu ñu defee ay effort ba présenté ko projet bi dana am beneen taxawaay bu mu ci taxawee te muy daal di koy engagé rek ñu liggéey bi waaye à notre grande surprise daf ñu ko delloowaat. kan moo ko delloo maire waaw. ok ne daal mi ngi noonu liggéey bi rafet na waaye nag. moom malheureusement am naa projet pavage waaye mënuma ko financer parce que budget bi lii budget bi laa. jëlu ci engagement. waaw jëlu ci benn engagement daal. alors lan moo ci taxawaay Aziz nag fi mu toll nii. waaw li ci taxawaay Aziz mooy nañ ca nekke woon rek ndagam ñun ñoo amoon initiative bi amoon vraiment xalaatu collaborer ak mairie ba loolu am parce que loolu tamit mairie la war moom la ñuy fay suñu ay taxes ak suñu ay patentes. mu war koo dellusiwaat ci marché bi waaye su fekkee ne loolu mënta am ñun ci suñu wàllu bopp danaan jëf suñu ay pexe ni ñu defee ba engagé ci université bi une valeur de 2 milliards fexe ba dimbali suñuy naataango ci 234 millions noonu lañ bëgg a fexewaat ba. waxtaan ak nit ñi parce que tamit projet bi ñëpp adhéré nañ ci. avant ñu ci def dara dañoo woo commerçant yëpp toog ak ñoom ñëpp ñu approuvé ko. su boobaat ñu defaat suñu ay pexe rek luñ ci mën def ci ba keroo yàlla di ko sottal. te loolu jàpp naa ne du sagu maire. ndax maire bi. yaakaar naa loolu du ko seetaan te it xëy na dana ci gën a xalaat daal ba gën cee mën a apporter ay. soutien parce que loolu moom lañ koy defal te lu toll ne projet bu toll noonu ñu def ko ba pare ñu ne loxo maire dugg ci loolu yaakaar naa du rafet ci deru maire bi. voilà. alors est-ce que commerçant yi nga xam si dañoo nekk fii seen droit yi nga xam si moom lañ seq ak maire bi ñu ngi koy respecté. bien entendu parce que bu dee ci wàllu ay taxes fii ci Touba yi ñu fi gën a xam mooy li ñuy wooyee contrat yi mooy place yi nga xam ne moom la commerçant yi occupé. ñu ngi koy fay chaque fin de mois ak collecteur yaa ngi ci biir marché bi di collecté. beneen bi ci des muy affaire patente
chaque année lañ koy joxe patente yi ñi ngi koy répartir minimum place bu nekk 25000 bu dee commerce la su fekkente ne place bu def service yu mel ne ay salon ay wala boog ay menuiserie ak ay yu demee noonu ay imprimerie ak ñi nga xam ay service lañuy prestation de service lañuy def. ñooñ 30000 minimum nag. 30000 mois wala année. non ci année. par an loolu mooy minimum. nga xam ne am na ñuy def 50000 100000 ba 300000 ba 500000 ça dépend sa activité fi mu toll. alors boo demee ci mairie bi. surtout ñi nga xam si ñoo yore communication mairie bi dañuy wax ne waa marché bi li ñu war a seen droit yi nga xam ne moom la ñu war a def respecté wuñ ko. waaw loolu moom danañu jaaxal ba ñu waxee loolu ndax biñ mujjee ci ñoom rek ñi ngi leen di wax maanaam ay niche yoo xam ne ñoom war nañ ko mën a exploiter ngir gën a mën a am xaalis ci marché bi xam nga mbir mu mën a doon pour nga mën ci mu mën la amal njariñ maanaam da nga koy amal njariñ ba pare. donte nit ñi ngi fay seen ay kii waaye imagineel tey maire bu defoon projet pavage boobu ñuy wax mbedd yi ubbeeku. mu def fa ay cantines bien organisées di louer cantines yooyu wala ak nu mu ko mën a demee. waaye waxuma la sax mu fay def ay cantines di ko louer waaye su boobaa lu mu teg nit ñi daañu ko tegoo ndax danañ xam ne mi ngi liggéey. ñoo xamal ne amal na leen njariñ. waaw da ngay parce que dañoo gis ay résultats. mais nit nag boo ko dee laaj te da nga koy soit nga koy laaj lu mu mënut boo ko dee laaj lu mu mën sax te di ko def fu mu xamut sax day bañ waxuma la nga koy laaj lu mu mënut te di ko def foo xam ne xamut. macha allah donc. nit ñi dañuy bëgg la plupart du temps àddina bi foofu la toll gestion inclusive boobu fexe ba nit ñi am sentiment de responsabilité et d'engagement citoyen ngir man di impliqué wu ci liggéey yi te loolu li muy demee mooy fexe ba la nga leen di laaj mu néew mu bari ñu koy sentir ci seen environnement immédiat waaye marché bi da nga naan xanaa marché bi amul kilifa ngay wax ndax désordre bi fii garage yi charrette yi nawet bi bu dikkee taataay yi da nga naan xanaa moom li néew ci loxo. loolu nag mun ñu ne ci condition yu mel noonu ba pare. nga bëgg nag di tout le temps saa yoo xëyee di laaj yi nga xam daal mënuñu koo ñàkk bañ a fay. te muy ay droit yoo xam ne suñu ndodd la tegu. képp ku sérieux da nga koy fay te nit ñi ñu ngi koy fay. muy contrat yooyu ñuy wax muy place yi. te places yi nga xam ne mi ci loxo maire la nekk toll ci 1000 et quelques places waaye tamit patente bi nga xam ne annuel la ñu koy fay ndax Touba lu gàtt 30000 bérébu liggéeyukaay moom mi ngi fi 30000 lu gàtt ak loo ko xeeb am na fi 30000 nag bu ko nekk fayee 25000 loolu boo ko xoolee xaalis bi dul jeex la ginnaaw donte nag patente moom it état donc comment dire état ci jëmmam moom moo koy collecté après jox ci maire wàllam jox ci municipalité yi seen wàll waaye en tout cas ku nekk kem ni nga ni ñu collecté ci sa localité yow noonu nga ci bénéficié wu waaw xam nga loolu it bu dee Touba dëkk bu mag la te commerce am na fi doole waaye beneen bi ci mujj tamit te mooy li ñu wooyee les taxes communales surtout rawatina bi nga xam ne mooy buñ dee préparé màggal ak événement yu mag yi bépp oto buy dugg ci dëkk bi te soob ay bagage da nga dagg 50 wala 100 000 francs mu jëm ci commune bi directement yooyu ay taxes spéciales la yoo xam ne municipalité bi daf koy restaurer à chaque fois bu ñu nekkee ci grand événement yi. loolu nag nekk ay sources de revenus yoo xam jugul fenn fu du ci commerçant ak ci marché yi. mais malheureusement sentiruñ ko fenn ci suñu activité. macha allah daan ñu dem ci troisième wala dernière question bi muy perspective maanaam commerce et industrie fii ci Touba. waaw jërëjëf sëñ Sini mu nekk question bu am solo parce que Touba dafa nekk dëkk boo xam ne ci limu ràññeeku mooy commerce ak diine. côté googu boo dee xool Màkka la fi xaw a nirool ak Dubai. waaye nag bu dee ñee dañu fexe ba organisation religieuse bi ak côté business bi. benn demut bàyyi morom ja parce que ñaar yëpp dafa nekk ay priorité ci ñoom. même sëriñ bii tamit radiallahu taala anhu wa arda nim tëggee projet wu société am ci Matlaboul Fawzayni boo ko xoolee moom it ci 2 dimensions yooyu la nekkoon. ndax avant muy wax
ñaan yàlla dëkk bi ñu fay saxal julli juróom lan la njëkk a ñaan wa kathiran xayraati haadal baladi wa rizqahu wal takfi an nakati maanaam affaire ressource la njëkk a ñaan dëkk bi na ressource bi bari nit ñi épanouir seeni poste dara nekk ci mu door a wax ne wal tusbitan fiihi jamaatan tuqim as-salawaatul xamsa da bani hakim kon noonu la tëddee kon mbirum commerce dafa nekk loo xam ne c'est inéluctable dafa nekk lu mënta ñàkk lu am solo loo xam ne sëñ bi moom te niroon na ko ne dëkk bi dafay nekk benn ëpp sur le plan commercial wala boog sur le plan du commerce Touba kenn xam fi beneen activité bu am solo bu tax ñuy wax lu commerce bu fi ëpp solo commerce bu ëpp doole à 90% da nga naan activité yëpp commerce la kon loolu jàpp nañ ne ñun loolu dañ ko war a gën a valoriser ndax Dubaï dessert la actuellement moom mooy carrefour du monde sur le plan commercial te dara def ko lu organisation Touba même position boobu la am c'est le centre du Sénégal nekk zone d'éclatement boo xam ne réussir na ba daanaka li ko féete ginnaaw lépp ak li ko wër ci kawam la ci fi lañu approvisionné woo ci ay marchandises lu jamono metti Touba amul port te boo fi ñëwee lépp fi lay gën a yombe te pourtant suñu ay marchandises Dakar lay jaar dédouane ñëw fii ñi ngi wax port Ndayane bientôt dana pare su boobaa day gën a mayaat Touba beneen doole mais Touba moom ban préparation la am ci loolu donc jàpp nañu ne autorités yi war nañoo anticiper waxuma la d'ici ay 2030 nanga mais d'ici 2040 50 le secteur du commerce à Touba naka la war a bindoo am ay zone commerciale dédiée am ay zone industrielle vraiment ñu commencé di def li ñuy wax transition huileries yi ni mel fii Touba daanaka bokkul na ni fi mu ëppee doole loolu it vraiment ñu liggéey ci fexe organiser leen ñu gën a xalaat vraiment jëm ci kanam ndax it jaamu yàlla dëgg la waaye liggéey sëñ bi moom liggéey la woote ak jaamu yàlla benn mënta dem bàyyi sa morom mais ak ci jeunesse bi fi nekk Touba li fi nekk ci ay xale daanaka mais malheureusement da ngay xaw a ñàkk sax yaakaar ndax da ngay gis ne ci charrette yi lañ nekk di dawal ñi yor ñaari tubéy ñi yor ñaari dàll mais dañ leen organiser heureusement bi sëñ Mountakha ak université bi yàlla na ko yàlla sottal te mu ubbi ko ak jàmm ba entamé waat yeneen projet xëy na dana indiwaat yeneen touche beneen xar kanam waaye même ñi fay génne ci dëkk bi lañ leen waroon di employé waate mais malheureusement conditions yi dajeegut pour loolu kon yaakaar naa ne ñun en tant que organisation en tant que association des commerçants industriels du Sénégal ça nous interpelle directement te vraiment ñu ngi cee xalaat xam ne sas yu diis na te li ci kanam bari na ñu war a mën a gën a xalaat bu baax a baax waxuma la moderniser marché Ocass mais dañu war a amaat yeneen grand standing yoo xam ne ay zone commerciale dédiée lay nekk yoo xam ne daanaka lépp luy commerce Touba léegi Sénégal Touba mooy nekk la ëpp mooy nekk le carrefour bi nga xam ne bu ñu waxee commerce Touba rek automatiquement bu ñu wax commerce Sénégal rek automatiquement waxuma la sax Sénégal waaye sous région bi yëpp mooy Touba la ñuy wax te loolu ndax Touba mbooloo mi muy accueillir par an mel na moom rek moo ko am au niveau continental muy chaque année nga recevoir plus de 4 à 5 millions sa dëkk loolu dafa war a nekk benn coup de pouce boo xam ne dañ ci war a profiter chaque année waroon nañ di am benn forum sur le commerce bi wala foire chaque veille du magal loolu dàqonte wut ak sainteté wu dëkk bi dara dàqonte wut ak diine ci dara dàqonte wut ak war may sëriñ bi dara te it loolu su boobaa dëkk bi dañ ci gën a gis boppam. macha allah alors Aziz nekk na mooy association des commerçants et industriels du Sénégal nekk na une association nationale voire même internationale. bu fekkee ne fi nga wax dégg naa ko bu baax a baax mais dëkk boo gis dafa am ay réalité boppam par exemple Aziz ndax moom réalité Touba mi ngi dëppoo ak moom. waaw merci beaucoup jërëjëf sëñ Sénil da nga wax lu am solo parce que Touba dafa nekk aspect spécial boobu ñuy wax dafa nekk dëkk bu spécial
la valable Ndakaaru ci yenn domaines yi mën na bañ a valable fii. waaye heureusement que ACIS il a su s'adapter c'est-à-dire ACIS bu nekk rek section bu nekk da ngay adapté wu ak les réalités de sa localité. Voilà. Les combats des commerçants de Dakar am na ci yoo xam ne c'est des combats vraiment communs mais am na ci ay combats yoo xam ne ay combats spécial wala boog individuel la ba loolu it dafay nekk dañ koy prendre en compte ci suñu doxin donc ACIS Touba tamit aspect spécial boobu Touba am daf koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. moo tax ñuy nekk ci chaque année ñuy ziyaari Sëriñ Mountakha te loolu yeneen ACIS yi xëy na mën na faa bañ a am chaque année ñuy organiser mbale ci veillu màggal gi di ko participer ci màggal gi. chaque màggalit ñuy veiller fexe ba kenn du fi jaay produit bu ñuy tere wala produit bu primé chaque weeyu màggal dana def déclaration ci loolu. yéen waa ACIS. waaw incha allah ñun waa ACIS chaque année dañ koy def. màggal gii moo ci mujj. macha allah vraiment on a réussi à travailler ak service du commerce. régional comme départemental. ba am nañ ci vraiment ba am nañ ci gain de cause. bokk na ci itam fexe ba produit yi nga xam ne moom la nit ñi jëfandikoo ci màggal gi itam mu doy sëkk. def nañ ci ay plusieurs rencontres au niveau local comme au niveau national. yooyu yëpp ngir vraiment liggéeyal ci Serigne Touba ndax loolu mooy suñu objectif lépp lu ñu mën a defit lañ koy dugal ci liggéeyal ci Serigne bi rek ngërëmu Serigne bi rek lañ ciy wut. macha allah jërëjëf Serigne Bassirou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xanaa sa kàddu booy tàggatoo ak internet yu Rafah TV lan lay doon rek. jërëjëf sëñ Sini xanaa di la sant bu baax a baax vraiment ci pertinence bi. di sant également waa Rafah TV ci occasion bi ñu may ñu mën a exprimer wu. di sant itam téléspectateurs ak internautes yi di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal ci weeru tedd wi di sàkku itam ñu ñaanal ñu ci yàlla nangu ñu suñu koor jéggal ñu suñu ay rëcc lépp loo xam ne wax nañ ko mu heurté kenn ñu ngi ciy jéggaloo du suñu jubluwaay lu ci jub nag ñu xam ne yàlla la lu ci jubit ñu xam ne yàlla la te di jégluwaat bu baax a baax a baax wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum. jërëjëf Serigne Bassirou Diakhaté amoon nañ mbégte kontaan lool dalal la fii suñu émission bi di émission ndogu yi je rappelle Serigne Bassirou Diakhaté moo nekk secrétaire général ACIS fii section bu Touba en même temps membre du conseil d'administration bu ACIS ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité ak wuy si bi nga xam te wuy si nga ko suñu woote di jaajëfal tamit suñu mbokki internet yi nga xam te ne ñoo doon topp suñu émission ndogu bi rawatina suñu caméraman ak suñu technicien ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf. والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 mille francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بنعمة ربك بمجنون يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان